asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur VA TV la télé de l'avenir ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ndokkeel ci màggal gi nga xamante ni moo teew tey jullit yépp jëm Touba kon dañ naan rek Ila Touba macha allah ci loolu nag ñu war a tey am suñu gan yu ñu invité tey dalal leen fii ci émission bi ngeen xamante ne dañ ko tuddee wàllu askan wi nag léppay askanam yaa ngi ci kon dañ koy delloo rek askan wi ndax lépp rek askan wee ko moom ci loolu ñu amoon fi suñu invité président Mouhamed ak Pape Talla ñu bàyyi leen ñu gën a présenté wu wax seen. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waa VA TV ñu ngi leen di jaar bu baax di leen nuyu di leen sant bu baax ci dalal bii nga xam ne moom ngeen ñu dalal ngir ñu waxtaanee fi loo xamante ne day soxal askan wi. donc man nag je me nomme maa ngi tudd Mouhamed Ndiour donc di président association ànd saytu set mi ci bépp bërëbu fajukaay donc maa ngi leen di siyaar baax di leen ñaanal jàmm di bàyyi si mbokk. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokki Tëngéej di nuyu mboolem ku fi nekk kilifa ci Tëngéej autorités yi ba ci imam yi ba ci chef de quartier yépp di nuyu télévision bi nga xam ne mooy VA TV nga xam ne moo ñu invité fi tey ci émission bi nga xam ne mooy wàllu askan wi ñun ñi nga xam ne dañu tënku ci benn association bu ñuy woowee àndu saytu set mi ci bépp bërëbu fajukaay yi. mu soxal lépp loo xam ne jëm na ci bërëbu hôpital yi rek. incha allah soxna Thiaba ñu ngi lay siyaare bu baax di rafetlu jotaay bi di la ñaan yàlla émission bi suñu borom defal jàmm ci tam la ci bismillaahi rahmaani rahiim yegg alhamdulilah rabbil alamin. kon ci loolu ñu xam ne suñu ñaari invité yi kii di président Mouhamed Ndiour ak ki nga xamante ne mooy communication di Pape Talla ñu ñëw rek ci li nga xamante ne moom moo leen tax a maanaam yéen da ngeen am benn kuréel gi bëggoon naa xam ndax yéen da ngeen ko sos noonu rek wala dafa nekk pàcc si li nga xamante ni moom mooy bërëbu fajukaay yi. waaw soxna Thiaba loolu am na solo macha allah ndaxte boo xoolee kuréel gi donc li tax ñu créé ko sax nekkul ne dafa concerné rek bërëbu fajukaay yi ku nekk xam na ne Tëngéej maanaam dañ fi am ay mbir yoo xamante ne yaakaar naa ne population Tëngéej war nañ ko saafara donc fi ñu njëkkee nag mooy suñu hôpital yi ndaxte yaakaar moom laay wax tout souvent nee naa lii tax ñu créé ko dafa nekk loo xamante ne lu métti la ndaxte man mi jeune entrepreneur la bi nga xamee ne maa ngi doon am sama soxna mu ngi doon accoucher ci benn hôpital bu ñuy xam naa sax du ñu tudd hôpital bi donc jour ba mu nekk jour bu jafe ci man ndaxte boobu maa ngi fekk salle bi nga xamante ne moom lañ ko dalal mu ngi nekk salle boo xamante ne dalay leer na fii waruñu fi indi malade pour mu faju fi donc bi ma ñëwee maa ngi fekk salle bi mu ngi poussière donc seen ventilo yooyu demewul noonu bi ma ñëwee maa ngi tëral sama soxna de façon sax maa ngi fekk benn dame boo xamante ne elle a plus de 35 ans wala lu ko ëpp donc bi ma ñëwee maa ngi tëral sama soxna moom mu ma yërëm mais vrai que maa ngi indi sama malade mais moom daf ma yërëm bi ma tëralee soxna si ma ne lii de xam naa ne foog ma jug ci gaaw balaa may dugal soxna si bi ma jugee nag si laa génnee ventilo yi nettoyé ko tout fabeere salle bi tëral soxna si bi ma xëyee di seet si waat soxna si ki fa newoon na ma yow noo tudd ma ne ko man Mouhamed laa tudd mu ne ma Mouhamed yàlla na la yàlla fay ndaxte fii nga ñu fekk day vraiment donc li ñu defal démb sant nañ si bu baax quoi. voilà bu ma la déggee ni nga tontoo rek dafa mel ni. association bi bokkul dara ak hôpital yi. yéen a jugal seen bopp ngir sos seen association. donc am ci lu nga xamante ne loolu la soqeekoo maanaam loo dund yow ak sa soxna kon su ma comprendre bu baax foofu la soqeekoo ndax mënoon nañ xam ban kañ ngeen sos association bi. waaw association bi ñu ngi ko sos le 31 août 2020. 31 août 2020 kon mën nañu wax ne association bi association bu jeune la. juddu bees la maanaam macha allah kon mu nekk yoon woo xamante ne yoon wu metti la. ndax képp ku wax jëm ci jumtukaayu bërëbu fajukaay yi ku nekk xam na ne loolu ressort état la donte que ne état am na lu mu jël conféré que li nga xam ne mooy bokk moomeel li donc kon yéen dafa mel ni boo leen jógee est-ce que li leen tax a jóg mooy sàmm cet ci bërëbu fajukaay yi yaakaar naa noonu ngeen tuddee seen association bi.
donc xoolee ñu ngi tudd association ànd saytu set mi ci bépp bërëb fajukaay. wax nga dëgg donc loolu nekk lu rafet nekk lu jaadu aussi donc di wax ne rek donc gannaaw ba ngeen xamee ne foofu ngeen ko sos léegi naka ngeen def ba nga xamante ne sos ngeen biile association ndax association balaa nga koy sos am na ay charte waaye tam am na ay règlement yoo xam ne si ngeen war a tënku loolu yëpp est-ce que jaar ngeen ci ba mën a am association ba nga xamante ne reconnaître nañ ko maanaam am na légitimité. effectivement parce que boo xoolee suñu première rencontre ñu ngi ko def foofu Dangu villa numéro 31 bi nga xamee ne dund naa lii dafa am ñoo xamante ne dama toog expliqué ku demee ni que sëñ Pape Tall ak ñoñam ñi nga xamante ne ñoo ko ànd. ñuy waxtaan ne ñun kat vraiment bu fekkente ne dañu nekk ci dëkk état bi tabaxal ñu hôpital équipé ñu ko yoon la maanaam ñu fexe la fa nekk te ñoŋ ñu fexe nuñ koy sàmmee tout le temps ba koo xamante ne jóge na ci àll bi di faju si du si am benn problème donc looloo tax ñu def suñu première réunion muy assemblée générale si la ñu créé suñu bureau donc nekk suñu démarche. kon su ma la déggee kon gisante ngeen déggoo ngeen ci seen biir. ndax egg ngeen ci autorités yi pour ñu mën a xàmmee xam ne seen association bi ngeen di def dëgg la ak lu ko dëggal. effectivement parce que boo xoolee rencontre bi ñu njëkk a def ñu ngi ko def ministère de la santé ñu ngi ko def ak chef cabinet ministère de la santé ma koy saluer au passage muy monsieur Ibrahima Fall di chef cabinet ministère de la santé. donc moom bi nga xamee ne dem nañ tegal ko suñu structure bi nga xamante ne moom la ñu créé Tëngéej bi mu ñëwee daka rafetlu nañu lii de structure bu am solo la ndaxte lii dina dimbali hôpital yi. donc ci kaw loolu maanaam mu dimbal nañ tamit ci voie hiérarchie li nga xamante ne fa lañ mën a jaar pour am si jot suñu précipité donc ci kaw loolu aussi maanaam wax nañu ne vraiment boo leen delluwaatee Tëngéej na ngeen recenser bépp poste de santé boo xamante ne am na manquement matériels médicaux boo leen ko indee fi ñu jàppale leen. ñu teg foofu suñu baaraam kon dañuy nangu ne rek association bi am na këyit maanaam am na légitimité donc mën ngeen a def bépp activité ndax mën nañu wax ne daanaka jot ngeen. autorisation yi nga xamante ne moom mooy ñi leen féete kaw muy ministère de la santé kon di wax na rek gannaaw loolu lan mooy jubluwaayu association bi dëgg. waaw jubluwaay bi moom mooy que ne actuellement bëgg nañ fu hôpital nekk ci Tëngéej wala boog infrastructure sanitaire bu nekk Tëngéej bëgg nañ fexe parce que ñun dañu am ñetti objectif ci hôpital yi bi si njëkk mooy lieu de santé bi. beneen bi stop mooy personnel de santé bi beneen bi stop mooy malade bi. ambitieux ngeen de macha allah. ndaxte wax dëgg yàlla loolu jàmbaar dëgg moo ko mën. ndax bu ñu xoolee Sénégal li fi gën a sooxe tey bokk na ci wàllum paju mi. donc mu nekk loo xam ne liggéey bu rëy la boo xamante ne non seulement état mu ngi siy xar tànku tubéyam waaye population bi tamit war nañ si xar seen tànku tubéy donc ma comprendre ne aussi. Pape Tall moom moo yore li nga xamante ne moom mooy communication ci biir association bi léegi Pape yow sa communication ci biir association bi ci lan la tënku naka nga koy jëmmaale daal. jërëjëf soxna Thiaba daf mel ni sax président laal na ci tuuti ndax question bi nga posé rek lu waral ñu jël association bi tuddee ko suñu bopp ngir ci bëju fajukaay yi ñu dañu ay doomu Tëngéej juddoo fi màggee fi yaroo fi te nit ku ne dëkk ba nga nekk. da ngay xool selon yow sa yéene ak sa pas-pas ak sa xalaat lan nga war a mën a defal dëkk bi nga dëkk ñun ñu daj xalaat ni ndax conséquences yi daal Mouhamed moo daal ku ne fii ci Tëngéej hôpital boo dem koo laaj am na conséquence bu ko fa daal ba tax mu waroon a mën a fippu am nu mu doxalee. mais ñun dañuy dajaloo ñun. tënku suñuy xalaat bi ñu dajoo tënku suñuy xalaat nag dañuy woowee suñu bopp àndu saytu set mi ci bépp bërëbu fajukaay yi. loolu mooy lan parce que bërëb fajukaay lépp da cee nekk saytu la ñu wax mooy lu ñuy seet li nga xam ne dafa ne ci ay bërëb fajukaay ni ko Mouhamed waxee le président waxee léegi am na personnel bi muy malade bi mais am na tamit santé bi muy wàllu kii kaju si yooyu yëpp na bu tënkoo ba nekk ci biir ñun nañu xalaat ni xëy na xoolu la sa dëkk defar nga xooloo defar sa dëkk moo waral association bi ndax bari na association yoo xam ne tamit judd nañu mais na ñun suñu bos structure bi ko téye mooy ñun dañoo gis ni ñun lii ñu dal nii tey fi mu ñu dalee bëgguñu keneen mu dal la
moo tax ñu jóg ñun takku ànd bëgg a xool nag léegi nan lañ mën a def ba association bi mën a tegu ci ndimbal bi nga xam ne tamit bon bien vrai que waa hôpital bu ci nekk sa njëriñ seen ndimbal état ñëpp a nga fa mais ñun nag ay doomi Tëngéej dañu volonté boole suñu doole ak suñuy xel ak suñuy xalaat ba noppi nag bëgg a jël am wat goo xam ne ñu dañ fay ñëw jël fa suñu contribution def ko ci biir hôpital yi parce que loolu tamit la ñu def ni carrément mooy li ñu gis ni moo ñuy dimbali pour ci li ñu mën a liggéeyal pour dem ci hôpital yi selon nag xam na association yi bëri nañ mais ñun fànn bi ñu jëlee nag mooy ñun dañoo gis ni ñun ay doomu Tëngéej lañ rek nañ jël suñu wàll ci hôpital yi ndax tey Youssou Mbargane mi ngi fi hôpitalu Géej mi ngi fi salle de santé mi de santé yëpp ñi ngi fi te benn bu ñu nekk mi ngi ci ay gox suñu toogee ni état rek ko koy defal te état xëy na peut-être mi ngi def lépp mënu koo def ñun ñu volonté wu na jël ñun suñu benn partie pour moom saytu set mi ak bërëb bu fajukaay yëpp parce que boo demee hôpital ventilo yi manqué nañ boo demee aussi porte yi yàqu nañu boo demee leen lu ci ne rek am na loo mën a jël defar ko fa nit dina fa ñëw sax jógee ci gox ak gox amul ko assisté tey ñoo ñun ci loolu lañ jëm pour jublu ci loolu lañ jublu pour assister ko pour mën a toppaat ci tànk yooyu nga xam ne pour mën a contribuer wu ñun suñu dëkk daal waaw macha allah. Pape Tall su ma la déggee dafa mel ni yéen li ngeen mébét yaatu na yemul dong ci sàmm cet waaye am ngeen beneen vision boo xamante ni dafa romb li ngeen xamante ni moom ngeen nekk di def mu nekk liggéey boo xam ne vraiment lu am solo la ndax santé actuellement fii ci Sénégal du ma wax Tëngéej rek waaye Sénégal fépp ay metti ndax yaa ngi dégg tout le temps population bi ñuy jooy seen tawat kon loolu njàngat la jarul ñuy dem di seet fu sori ndax kenn ku nekk yaa ngi dem hôpital yaa ngi ñëw kon bu ñu déggee sa wax rek dafa mel ni li ngeen mébét yépp ci Tëngéej vraiment muy mébét bu rafet war nañ ci leen ci encourager war nañ leen ci jàppale ba tax na samay laaj dafay tënku ci ndax gis ngeen autorité yi nekk ci biir Tëngéej pour mën a waxtaane leen seen association bi ndax liggéey bu am solo ngeen nar def ndax gis ngeen autorité yi nekk Tëngéej lu mel ni maire yi wala ñi nga xamante ni ñooy directeur d'entreprise yi nga xamante ni ñoo nekk biir Tëngéej ndax nag vraiment li ngeen di def ni c'est une bonne cause. c'est vrai dëgg la ndax aussi tamit association boo ko waxee tàmbalee sa bopp sa doole mais defe naa ne soo demee ba fa sa doole yam war nga mën a sàkk war sa doole ci ñeneen ñi. mooy ñu ngi ko wax nii tous les autorités yi fi nekk di ay politiciens di ay maire ville yi kenn ku ci nekk tey sa lettre yóbbu nañ ko pour nga indi sa contribution ci lii nga xam ne tam la ñuy def ndax ci nga bokk. ndax boo ci fajowul ci hôpital bi tamit sa mbokk ba sa doom wala sa mbokk ku ci ne am na walla ci fajoo ci faj hôpital bi kon ba tax na communication fu mu war a egg yëpp ci autorités yi ak directeurs yi ku fi nekk ci kilifa fii ci dëkk bi autorité boo mën a doon association bi fu ñu mën a yegg ba jox la suñu soutien jox na la ko fu ñu mën a yegg tamit ba jox la suñu invitation tamit jox na la ko fu ñu mën a egg tamit ba wax la ñun xalaat yi ñu ci mëbët tamit wax nan la ko ndax aussi tamit am na loo xam ni ñun dañ koo yëkkati mais tamit du ñun rek parce que dañu bëgg waa Tëngéej yëpp bokk benn gis-gis ñëw jàpp ci association bi ndax dañ association bu judd rek ñu am fu ñu ko dëkkal mais association bi Mouhamed li mu wax da ci tiré conséquence ci hôpital bi moo tax ñu xalaat loola kon yërmande boobu mu ci am moo tax ñun ñu dajalewaat kon boolem autorité bu fi nekk rek yëngoo ko ba ci Sococim dem nañ fa barki dem wax nañ leen ko ñoom ñëpp Valda aussi ñu ñëpp ñu ngi fay waaj pour dem fa ñu waxtaanee ak ñoom mbir mi ndax ku ci ne rek bu yëgul xëy na du mën a def kon ku xalaat ni tamit bon excès guñ ci yow tamit taalal nan la loxo xam ne tamit association bi moom sa association la wala fi nag dañuy wax ne daanu dajul suuf parce que tamit boo solee sa tànk bon manqué ay moyens bëgg a dox fépp nga na nga fa dem pour yëgle xëy na am na fooy fàtte mais fu ñu ci fàtte rek du suñu bëgg-bëgg xëy na suñu coobare moo excès gu foofu rek. waaw yaa ngi dégg wax nga ay moyens sama laaj foofu la jëm ndax am ngeen ay jumtukaay ak doole maanaam moyen yoo xamante ni soo leen jógoon tey bëgg tàmbali seen liggéey ndax di ngeen ko mën a taxawe doole jooju ndax mu ngi fii. moyen moom mi ngi tàmbali si ñun dañoo volonté wu joxe suñu bopp. defe naa benn moyen ëpp ko doole. don de choix benn moyen ëpp ko doole. kon li des mooy bu ñu demee ci bés bi nga xam ne dañoo jàpp. dat bu war koo mën a defar. xëy na am na ñu soxla jumtuwaay yi waral te parce que bu nee setal. yaakaar naa am na jumtukaay yu muy laaj. dëgg la parce que mbooloom ñu ngi fay teg sax waxuma la sax jumtukaay waaye boo yóbboo sax ñett nit bërëb rek nga yor leen fa ñaari waxtu rek war nga leen jox ñu lekk war nga jox ñu naan. kon waxuma la comme jumtukaay kon jumtukaay yooyu ñun tàmbali suñu bopp ñun joxe
ba tamit autorités yi fu ñu ci dem foofu yëpp it loolu la ñuy sàkku ci ñoom ñu jàppale ñu ci ay matériels yoo xam ne aussi tamit bu jógee pour ñëw ndax it bu ñu xoolee ci période nawet la ñu ne eau stagnante yi bis ku nga xam ne mi ngi ci ginnaaw hôpital yi wala mi ngi ci boor hôpital yi wala soit mi ngi ci biir hôpital yi te leen lu ne ay pelle ko fay jële wala ay brouette boo ko fay jële wala ay oto la leen lu ci nekk bala ci ay camion suuf parce que ñun xewuñu dara lu nit indi rek am na fu mën a dem hôpital bi muy ciment muy suuf muy lépp lu mën a doon loolu lépp am nañ ci yéene boobu kon defe naa su fekkente ni mënu ci fàtte président mbottali ko ci côté boobu. macha allah président Ahmed loo si dolli si laaj boobu. waaw Pape li mu wax dafa am solo ndax ku nekk xam na ne association vie associative sax laay wax ku nekk xam na ne li muy jëfandikoo mooy cotisation des membres te ku nekk xam na ne bariwul trop. bariwul kon donc liggéey bii nga xamante ne moom nga bëgg a liggéey au niveau national il va falloir que nga am ay moyens. te moyens yi aussi ñun dañuy wax ne état mooy suñu partenaire numéro 1 donc bépp activité boo xamante ne bëgg nañ ko doxal ci Tëngéej wala national ñoom dañu war a teg loxo puisque yaakaar naa ne lii ñu def nii dañu créer lii ngir sofu ñoom ci lépp li nga xamante ne moom la ñu bëgg a def ngir jëmale seen askan kanam pour jàppale leen ci côté boobu donc yaakaar naa ne ñoom lañ si njëkk oo ñoom xam nañ bu baax li nga xamante ne moo xew suñu structure sanitaire yi donc moo tax ñu leen di ñaax di leen wax ne maanaam ñun dañu créer lii ngir jàppale leen ñoom ngir jàppale suñu bopp tamit jàppale leen te yaakaar naa ne ñoom ñoo ci waroon jiitu donc bu fekkee ñoom ñoo ci war a jiitu nag ay jeunes porte volontaire ne dañuy jàppale état donc yaakaar naa ne lépp lu ñuy taxawal rek war nañ ci mën a joxe seen contribution. kon su ma leen déggee. dafa mel ni yéen association bi yaatal ngeen ko maanaam ubbi ngeen ko xajal ngeen ci bépp doomu Tëngéej waaye tamit yéen a ngi tàllal loxo ki nga xamante ne moom mooy état nekk ki nga xamante ne moom moo war a tëddee njaaxaanaay fépp fa njabootam nekk mu toppatoo ko waaye fépp njabootam nekk tam mu yéeg lu koy metti kon seen metti tey su ma leen déggee dafa mel ni état jot na ci kon li ci des mooy li ngeen war a taxawee su ma xoolee gis naa fii ngeen def benn programme donc programme bi dafa mel ni vraiment am ngeen cible muy li nga xamante ne mooy ñetti commune d'arrondissement yi nekk Tëngéej yépp muy est ouest ak nord su ma juumul léegi naka ngeen def ba liggéey boobu ngeen fexe ba defar ko ba ngeen recenser lépp luy structure sanitaire ci biir Tëngéej. parce que boobu fi ngay tàmbalee sax mooy commune yooyu nga tudd noonu muy maire yi ku nekk xam na ne poste de santé yooyu ñuy wax muy est ouest nord si seen gox la nekk. te ku nekk xam na ne bala ngay def dara seen gox foog nga rencontrer ba pare waxtaan ak ñoom te yàlla dimbal nañu ba autorité yooyu ku si nekk toog nañ ak moom wax nañ la li ñu bëgg a def si poste de santé yi te ñoom it rafetlu nañ ko lool nee nañ lii maanaam lu am solo la ndax day dimbali population bi day dimbali aussi suñu hôpital yi donc comme ñoom jox nañu accord boobu ñuy ñaan rek bu ñu àggee si bés bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a amal maanaam ñu jàppale ñu et puis jàppale aussi du da ngay jox nit ku xaalisam rek ne ko demal nekk ci li ngay liggéey bu fekkante ne mën nga mobiliser jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk si gox boobu yow en tant que maire de la commune nga mobiliser leen ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey boobu parce que liggéey bi ku nekk xam na ne laaj na mbooloo parce que bëgg nekk ci hôpital di ko nettoyer di ko fobeere te day leer ne boo nettoyé pare am na yenn matériel yu nekk si hôpital yoo xamante ne bu fekkee dafa laaj yóbbu poubelle da nga koy yóbbu poubelle te boo ko yóbbu poubelle automatiquement war nga indi remplacement waaw. kon su ma leen déggee rek gis ngeen maire Nord muy monsieur Mané ñu koy nuyu di ko saluer de passage di rafetlu liggéeyam ku mel ni Mar aussi kon monsieur Mar egg ngeen fa moom tamit. waaw moom it dem nañ fa. yàlla ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu seen liggéey waaye ki nga xamante ne tam moom mooy El Hadj Daouda Niang. waaw Alaaji Daouda donc foofu dama gis benn staffam bi ñuy wax Issa Paye moom mi tamit ku sës Daouda la donc bi ma demee moom wax ka li nga xamante ne moom la ñu bëgg a liggéey ci programme bi moom dafa ne moom en personne dinañ jàppale ndax lu am solo la ñuy def. loolu lu rafet la ndax waxtaan na neex borom kër te kër boo fa duggee da ngay jaar ca bunt ba doo tëb palanteer kon gëm naa ni yéen seen liggéey yàlla mën na si def jàmm su ma xoolee da ngeen def fi zone nord ak ngeen ciblé fa fu mel ni Youssou Mbargane Diop mooy hôpital bi gën a rëy ci Tëngéej su ma juumulee bu weesoo hôpital d'enfant bi nekk fële ci Diamniadio donc di wax ne
mooy mën naa wax ne mooy moomeelu waa Tëngéej donc ban mébét ngeen am ci Youssou Mbargane ba ngeen copte ko def ko numéro 1 wala ndax gisee ngeen tamit ki nga xamante ni moom mooy jiite hôpital bi. effectivement parce que Youssou Mbargane boo gisee ñu mu nekk jour d'ouverture bi sax la ñu wax. maanaam premier jour bi nga xamante ne parce que boo xoolee calendrier bi 15 journée la ñu wax. maanaam calendrier bi yëpp 15 journée la. donc date d'ouverture bi day nekk Youssou Mbargane parce que dañuy gis ne Youssou Mbargane mooy hôpital bi nga xamante ne moo boot yëpp. moo boot yëpp te yaakaar naa ne bu fekkante ne da ngay bay da ngay njëkkee d'abord ci say oom. donc bu fekkante ne maanaam def nga maanaam ñëw nga Youssou Mbargane def li nga fa war a def yëpp yaakaar naa ne yeneen yi dina yomb te yaakaar naa ne ka fa nekk aussi dina la dimbali ba yeneen yi ngay def si yeneen dina la jàppale donc loolu tax ñu ne ñun pourquoi pas ñu njëkkee Youssou Mbargane comme foofu la nga xam ne fa la ñëpp parce que boo xoolee ay poste de santé yi pour premiers soins la rek donc Youssou Mbargane fa la lépp di xewee donc moo tax ñu ciblé Youssou Mbargane pour gën ko yeesal ba li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg mu njëkkee foofu daal si anam yu gën a sell gën a baax ba keneen koo xamante ne gis nañu Youssou Mbargane rek di nga dàkk beneen jour bi nga xamante ne fa lañ jëm si poste de santé yi donc loolu tax ñu ubbee Youssou Mbargane donc kon si bu ma xoolee seen mébét si Youssou Mbargane mooy da ngeen xam ne Youssou Mbargane moom mooy centre de référence su Tëngéej bi nga xamante ne képp ku jóg rek fa nga jëm kon mu nekk hôpital boo xam ne képp kuy doomu Tëngéej war na si jàpp parce que nag lu ñëpp bokk ñëpp ko war a bokk toppatoo kon damay kontaan si loolu rek di bëgg di rendre hommage waa Youssou Mbargane di leen jaajëfal si liggéey bu rafet bi ñuy liggéey ndax wax dëgg yàlla ku ne xam na ni ay jàmbaar lañ te wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey li ñu mën waaye dafa laaj rek ñu jàppale leen tuuti kon loolu dama siy bëgg macha allah alhamdulilah ma gis ngeen teg ci centre de santé moom tam dafa féete wàllu est waaw di nuyu de passage ki nga xamante ne mooy docteur Thiam mu ngi noonu foofu tamit loo ma fa mën a wax wala taala loo fa mën a wax. Ndoye aussi le maire est. waaw docteur Thiam aussi boo gisee ñu ciblé en tant que bi ñu defee affaire citoyen ba pare. xool ne dañ ne département Rufisque la ñu wax. maanaam Tëngéej bépp infrastructure sanitaire bu fi nekk. bëgg nañ def li ci war. mu tàmbale ci lii nga xamante ne moom la ñu ubbi. muy journée de nettoyage. donc bi nga xamee ne suñu xel daj na Youssou Mbargane maanaam suñu xel aussi dafa delluwaat ci hôpital Géej ku nekk xam na ne aussi docteur Thiam. mu ngi liggéey bu am solo ci Tëngéej. loolu moom yaakaar naa ne waa Tëngéej yëpp ñoo ngi koy wax. donc bu fekkante ne nag moom mu ngi def liggéey bu am solo ci Tëngéej yellul ngay def lii maanaam bàyyi ko ginnaaw. donc si kaw maanaam acte citoyen boo ko defee pare da nga koy rendre hommage aussi ndax loolu mi def aussi dafa am solo. loolu moo tax ñu ciblé foofu aussi. kon booy xool zone est bi yéen a ngi ciblé dispensaire Géej muy polyclinique de passage di nuyu Albendooy moom mi nga xamante ne tam moo féete si wàllu moo faree boor boobu di ko jaajëfal moom tam si liggéeyam donc di wax ne rek. kon dafa mel ni bu loolu weesoo teg ngeen ci lu mel ni dispensaire u Dangu maternité Dialbas maternité Fass Diorga Nimzat Cité Takko Castor dafa mel ni bàyyi leen fenn de gis naa Thiawlène gis naa tamit Guy Murit gis naa sant yàlla gis naa Këri Suuf gis naa aussi jokkul wàgg jokkul xeer ak poste de santé HLM vraiment bu ma xoolee dafa mel ni ci gàttal daal Tëngéej yëpp daal dinañ si gis seen bopp bu paree waaye ndax fàttewu leen ni Tëngéej tam dafa yàkkaliku ginnaaw dafa am ginnaaw ndax da ngay dem fii ba Sédiment donc ñooñu ñëpp si lañ bokk ndax ñooñu sóor ngeen leen ci liggéey bi tamit. bien sûr soxna Thiam loolu président sax wax na ko. parce que bu nee Tëngéej day dafa am ginnaaw bu yaatu léegi. seulement nag dañuy ragal ñi déggee xel mu tuuti te ba ñu ma déggee xel mu gudd. ndax li ñuy tàmbali. association la te ñun dañoo tàllal ñëpp loxo pour ñu ñëw bokk ci ñëw nañ tout récemment benn responsable bu nekk fii sant Ndiaye góor gi Ndiaye moom mi lu mu wax daf ni le jour de dafa bëgg dajale am mbooloom ku mel noonu ni mu waxee ñun noonu lañu soxla keneen ku ne fa nga bokk ci Tëngéej mooy li ñu wax ñun association bi dañ ni dañoo jóg di ay ndaw xam nga ñun tey fi ñu toll nii moo nañu yor ay jaasi di agressé c'est sûr mais defuñu ko
parce que dañoo xam ne hôpital bii kenn ku ci nekk boo ci fajaru sa mbokk dañu faj autorité boo fi gis bu fi faj siwul tamit mbokkam dañu faj sûr kon léegi la koy amélioré ba mu tegu fi jamono toll xëy na nag yegguñ sax defar ko fi dëppoo ak jamono hôpital yi mais ci loolu leen jëm ndax hôpital bi yàgguñu ko tabax xam nañ ko bi ñu koy tabax année bi yàggul kon donc léegi ñun suñu jógee ba xalaat ni Tëngéej la yemale wuñu ko Tëngéej rek mboolem li wër Tëngéej ci la bokk ndax VA TV li mu ñu def nii tey jii ci émission bi c'est la première fois que ma def ko ci une association bu saytu wàllu set mi vraiment loolu dañ koy apprécier ak surtout sama caba yow tamit ni ko doxalee ndax tamit yow lii soo ko indi woon xëy na ñun message bii ñuy jàll du mën a jàll te gëm naa ne tey bu ñu jógee fii ñu bari waa Tëngéej ku fi yeewoo te gëm Tëngéej association yi ma dégg ñu naan soqali Tëngéej wala dimbali Tëngéej wala Tëngéej ca kanam bu fekkee ñor na leen association bi woo nañ leen ci dëgg la ñu ñëw jàpp ci ñu xam ne tamit hôpital yi bërëbu fajukaay la macha allah te ku ne da ngay tawat sa mbokk day tawat kon loolu dañ ci góorgóorlu bu baax ñëw jàpp ci association bi ndeyu seex la tàllal na loxo jaaxaanaa li tëddee woon nañ ñëpp ku ci bëgg a bokk boo ñu contacté fii ci VA TV di nga fi ñëw Mouhamed joxe na numéro yi après dina ko joxe ñu mën a def contact yëpp ñu daje le 3 nag lañu jàpp le jour le 3 maanaam waaw mooy suñu jour set setal bi mooy seen jour ouverture waaw jour ouverture bi nga xam ne moom lañu nag xool nag li ñu doon mébét di ko dox di ko wax nit ñi ndax looy wax lu ne dafa war am firnde le 3 incha allahu rabbi woo nañ képp koo xam ne mi ngi yeewoo Tëngéej fii nga ñëw ci première pas bi association bi def mu ngi saytu set mi ci bëpp bërëbu fajukaay rawatina Youssou Mbargane incha allah le 3 octobre lañ ko jàpp di ci woon autorités yi fi nekk yëpp fii ci Tëngéej muy les maires aussi dañ ko tam muy maire Daouda Niang ak Mamane ak Mar Diouf ak Albendoy ak tous les autorités yoo xam ne tamit nekk na fi pour ñu ñoo jàpp ci bés boobu incha allah. incha allah loolu mbëbët mu rëy la appel bu fort la tamit kon dafa mel ni bépp association bu nekk Tëngéej di œuvrer pour développement Tëngéej ak bépp moo xam association sportive la wala culturelle la wala politique la ñëpp daal woo ngeen leen ci seen association ku ñu dimbali leen wax dëgg yàlla yàlla na ñu dimbali leen ndax association bu mel nii ñëpp la teewal ndax kenn ku nekk. ku sa boo demul hôpital sa mbokk dina fa dem wala sa mbokk dina fa dem wala sa xarit wala sa jegeñaale kon mu nekk loo xamante ne lu noble la cause bu noble la yàlla na yàlla jàppale leen yàlla na yàlla taxawu leen yàlla li ngeen mëbët mu mottaleel ko boppam incha allahu rabbi donc dañuy toll rek ci ñu woo suñu soxna Tabara moom tamit mu wax ñu lan moo si taxawaayu jigéen ñi balaa ñoo tëj soxna Tabara moo mën a yegg si plateau bi. incha allah waaw ki nga xamante ne moom la ñu indiwaat si soxna yi mu nekk représenté jigéen ñi ci association bi di soxna Tabara maa ngi lay nuyu di lay fay di lay ziar. maa ngi lay fay soxna Thiaba di wax asalaamaaleykum di nuyu waa télé bi ñu tuddee VA TV di leen ziar yéen ñëpp di leen màggal jox leen seen yéeg waaye bu mu kawe macha allah kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal aussi. waaw soxna Tabara dama bëggoon xam nag. association bi lan moo ci taxawaayu jigéen ñi ndax jigéen nag lu mu bokkul neexul kon lan nga ci xalaat te itamit soxna Thiaba xam nga association bi bu ñuy wax mbirum santé yaakaar naa santé amul góor ak jigéen ñépp ci biir ndax ku war a jóg tey defi dara te wéruloo yaakaar naa lépp loo mébatoon bu ñu la diggoon xaalis aussi nga war ko jëli dangay far jubal yoonu hôpital ndax santé moo la mën a may lu ne moo la mën a xañ lu ne aussi ba tax na lu jëm ci mbirum santé bu ci góor taxawee jigéen tamit dafa war a taxaw ci wet gi waaw ñun jigéen ñi takku macha allah ànd ak suñu góor ñi fas yéene jublu ci mbirum santé defar suñu hôpitaux yi daal ba mu mel comme il se doit parce que hôpitaux yi ku nekk xam na li ñuy jànkonteel ñun malade yi képp ku ci feebar rek xam nga li ngay jànkonteel ci hôpitaux yi waaw ba tax na daal ñu ngi siy bay suñu waar daal di ñaan yàlla suñu borom mu mottali ñu suñu yéene ba lépp lu ñu tax a jóg muy defar suñu hôpitaux yi ba ku si di dem am si accès bu favorable bi nga bëgg loolu daal la ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu ko yàlla defal. tey boo doon woo jigéen ñi Tëngéej xam ne jigéen ñi say nawle lañ say mbokk jigéen lañ ku ne xam na ne ñoo ëpp si hôpital yi ndax ku fa amul doom di nga fa yóbbu sa doom wala nga yóbbu fa sa borom kër. wala nga yóbbu fa sa mag wala sa rakk kon jigéen ñi dafa mel ni lépp rek ñoom ñoo ngi ci digg bi kon lan nga mën a wax tey sa mbokk jigéen yooyu ci liggéey bi ngeen sumb. xanaa ma wax leen nañ ñëpp ñëw rek parce que mbirum santé moom amul frontière amul kii moo ko moom amul kële ñun ñëpp ñoo ko bokk
muy góor muy jigéen comme ni ma ko waxoon santé ñëpp ñoo ko moom amul xàjj ak seen sama moroomi jigéen ñi yëpp woo naa leen ci lii ñu jublu nii muy suñu journée yi nga xam ne pour setal hôpital yi la ñëpp nañu ñëw daal jàpp si ku nekk loo si def sa bopp nga ko defal ndax boo feebarulee dem fa am nga say mbokk yoo xam ne dañuy feebar te ñu ngi ciy dem kon nag yaakaar naa ne lii liggéeyu ñëpp la du mbiru kenn du mbiru góor rek mbiru jigéen ak ñëpp la daal waaw kon alhamdulilah kon xam naa ne association bi du góor ñi rek ñoo ko mën taxawee jigéen ñaa ngi fi kon jigéen ñi wane nañ seen bopp à travers Tabara di ko jaajëfal di ko sant bu baax a baax si taxawaay bi nga xam ne am na ko ci biir association bi maanaam mu représenté jigéenu association bi tey pour lépp loo xamante ne rek jigéen war na ko mën taxawee ci biir association bi ngeen def ko kon jigéenu Tëngéej soxna Tabara mu ngi leen di woo na ñëpp ñëw ci li nga xamante ne moom mooy woote bi bés bi nag le 3 la le 3 octobre incha allahu rabbi ñun ñoo ko déggandoo soxna Tëngéej yëpp woo nañ leen ci liggéey boobu incha allah ñu delluwaat rek. ouverture bi le 3 octobre ñuy woo aussi autorité yi ñu ñëw jàppale ñu ci bés bi ndaxte yaakaar naa ne boo woowee ay nit war nga leen jox ñu lekk war nga leen jox ñu naan donte dañuy ñëw def ci seen doole mais yàlla minimum war nañ leen mën a jox ñu lekk loolu daal ñu ngi leen ciy ñaan ñu dimbali ñu daal ku dégg suñu appel jàppale ñu ci loolu fu ñu teg suñu tànk ak fu ñu tegul suñu tànk bàyyiwuñu kenn nag ñu ngi woo ñëpp. macha allah. kon président Mouhamed dañuy bëgg ñëw ci mot de la fin yow ak Pape Tall lan ngeen di tëjee pour ñu xam ne rek Tëngéej gépp ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di xaar ci seen bis bi tamit waaye itamit sopp nañ ci yéen ñu xam naka ngeen di def bés ba lan ngeen di tëjee yow ak Pape Tall. xanaa di ma may sax ma tëj yeggali sama kii nu mu tuddee sama li nga xamante ne moom laa ciblé ci hôpital d'abord puisque boo xoolee association ànd saytu set mi ci bépp bërëb fajukaay donc dafa am ñetti objectif ci hôpital yi bi ci njëkk mooy lieu de santé bi beneen bi ci topp mooy personnel de santé bi beneen bi ci topp mooy malade bi ndaxte lieu de santé ku ci nekk xam na ne li ci jiitu ëpp ci solo mooy set d'abord bu setee di nga fexe ba mu am ay lal yu baax bu jógee foofu dina am ay clim clim wala ventilo assainissement aussi ku nekk xam ne ne suñu hôpital yi dafa tumuranke assainissement parce que boo demee fële sama hôpital ba nga xamante ne mooy Youssou Mbargane yaakaar naa yooyu fa la ñuy yeewoo yooyu fa la ñuy yeewoo mais foofu mooy base bi te yaakaar naa ne population Tëngéej war nañ jug ci loolu noonu donc bu weesoo loolu mooy personnel de santé bi ku nekk xam na ne suñu docteur yii ay jàmbaar lañ dañ leen war a jàppale comprendre nga association bëgg na leen mettre dans les très bonnes conditions ba bu fekkente ne tiim nga malade di nga am matériel soin de qualité boo xamante ne di nga mën a def li la war ci malade bi beneen bi mooy malade bi ku nekk xam na ne jamono yi ñu toll nii pour nga jële wéy feebar yóbbu ko hôpital sax c'est tout à fait un problème ndax mu ngi xalaat bu jugee bu demee foofu ndax na fekk accueil bu favorable donc bu fekkante ne yaakaar na du ko fekk këram lay obligé toog maanaam ñi koy xonjamal ay buy ak ay affaires yooyu ba yàlla ñëw te loolu war na mën a jug ci suñu population bi war nañ def ba nga xamante ne ku feebar même bu fekkee ne sa bopp day metti sax war nga mën a dem hôpital saytu lan moo daal nga faj ko benn yoon donc loolu daal la ñu bëgg ñu si au population Tëngéej yëpp di si au autorité yi di si jiital préfet di leen wax ni daal association bi dafa am programme boo xamante ne day durer 5 ans minimum mooy dina def expression des besoins des postes dem jébbal ko état suñu partenaire ñu jàppale ñu jox leen déjà si liggéey boobu la ñu nekk pare nañ phase bi déposé nañ ko donc dinañ ñu revient beneen bi stop mooy bu ñu jugee foofu vers les régions fu nekk nañ si dem xool poste de santé ya fa nekk wala hôpital yi nga xamante ne moo fa nekk ñu def expression des besoins yi ñëw jébbalaat ko état ñu jàppale ñu loolu daal mooy suñu liggéey te yaakaar naa ne incha allah ñëpp dinañu si fekk si donc ñuy oo ñëpp nag si journée bii nga xamante ne moom la ñu amal le 3 octobre nga xam ne jour d'ouverture bi Youssou Mbargane Diop la donc ñu ngi si oo population Tëngéej yëpp di si oo autorité yëpp ngir ñu jàppale ñu si matériel bu ñu mën a am ku am sa pelle indil ku am sa rato indil donc macha allah suñu borom daal yàlla nañu dimbal bu bés boobu lépp loo xamante ne tax nañ jug ñu def ko ne anam gu mu sell bëgg nañ bu baax a baax nag. voilà Mouhamed wax na lépp daanaka. kon dafa mel ni rek seen association yematul ci cet gi
waaye dafa mel ni da ngeen bëgg a jàppale waale tamit ñi nga xamante ne ñooy jumtukaay ndax hôpital bi bu setee rek pour malade yi la te ña fay liggéey dinañ am nekkin bu rafet dinañ am nekkin bu baax kon li ci des mooy jumtukaay yi kon boo leen demee ba bëgg ko yaatal si yeneen région yi loolu beneen liggéey la itamit kon yàlla na yàlla sottal seen mébét yéen ñëpp Pape Tall lan mooy doon sa mot de la fin. di la jaajëfal njëkk ci émission bu am solo bi concept bi rek muy wàllu askan bi rek loolu rek dafa doy tey askan bi ñëw tamit di wax ak askan bi ci lu jëm ci wàllu bërëbu fajukaay yi mu mel ni tamit li ñuy sant tamit bu baax ci waa VA TV franchement tey opportunité bi mu ñu may tey ba ñu mën a lancer suñu bés bi nga xam ne mu la jëlee 3 octobre vraiment ñu ngi sant ki ci jiitu ba ci ki ci mujj te rafetlu vraiment tamit soxna Thiaba émission bi ni mu déroulé ak tamit concept bi nga ko tuddee wàllu askan wi askan wi bu ñu ñëwee tamit di wax ak askan wi jàpp naa tey ñun li ñuy wax ak askan wi defe naa dégg nañ ko kon li ñuy daasawaat appel rek mooy ñi fi dëkk ñëpp di ay kilifa diine muy imaam yi muy ustaas yi muy jàngalekat alxuraan ñëpp set bi nga xam ne jàpp nañ bés bi mu le 3 octobre ñu ngi ciy woo ñëpp di ca talal loxo ñëpp lu ci waay mën si sa doole lu ci waay mën si sa xalaat lu ci waay mën si sa xel woon na la nga yow jàpp ci bés boobu incha allah rabbi ci Youssou Mbargane muy le 3 octobre di lancé waat tamit appel ci ñi nga xam ne aussi tamit ñoom ñooy autorités yi di ci jiital tamit ki fi nekk muy Daouda Niang muy maire de ville ak Albert Ndoye aussi maire est ak Mamane maire nord ak Mar Diouf maire ouest ñooñu ñëpp di ay nit ñu baax te ngeen ñor leen gis nañ li ñuy def ci biir stade bi gis nañ li ñuy def ci nawetaan yi nii kon lu am solo la ñuy def ci li ñuy def ci nawetaan yi nag ñun wane leen fii tey ñu def lu raw li ñuy def ci nawetaan yi fii ci nga xam ne moom mooy wàllu bërëbu hôpital bi nga xam ne fa leen jëm muy le 3 incha allah octobre waaye di ziar bu baax na Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ndokkeel bu baax it ci bés bi nga xam ne mooy bésu maamam ñu jëm ci muy le Magal Touba di 26 septembre di ñaan yàlla ñaan ñëpp dem ci jàmm waaye ñëw ci jàmm te lépp lu ñu fa ñaan tamit yàlla na ko yàlla wesaare ba ñëwaale suñu bés bii sax ba defaraat ba defal lu kawe suñu jot di ñaanal nag mbooleem xalifa boo xam ne tamit nekk nga fi te jiite fi askan la ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la wér yàlla sàmm la yàlla àll yàlla musal la Thiaba na ñu ngi lay ñaanal yàlla sa émission bi yàlla bu doon émission bu mujj tey yàlla na dem ba succès ba àdduna yëpp di ko déglu VA TV tamit yàlla na dem ba ñëpp di ko dégg incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw soxna Thiaba bala ñuy yëkkati rek yow tamit dañ la bëgg a boole ci association vraiment bëgg nañ nga bokk ci association bi ndaxte lu am solo la te yaakaar naa ne mën nga fa yoreel jigéen ñi seen kàddu. loolu dina ma neex. macha allah kon dafa mel ni bés ni ki tey bokk naa ci association bi macha allah lii moom lu rafet la vraiment logo association bi ministère de la santé alhamdulilah macha allah yéen daal looy woote da nga koy nuru fa tabaarakallah macha allah kon di kontaan di bég si yéen di leen jaajëfal. di leen sant ci initiative bii ngeen jël di ñaan yàlla na ko yàlla mottali waaye di gërëm waa Tëngéej yëpp waaye di gërëm mbokku téléspectateur u VA TV ñi nga xam ne ñoo nekk ci internet bi maanaam YouTube réseaux sociaux yëpp ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan di leen jox dox daje ba beneen yoon ci seen émission wàllu askan bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah